jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite sen.com dalee nag jàmm ci seen récap du jour ñu digtal leen li gën a fës ci xibaar yi. coronavirus fii ci Sénégal 132 nouveaux cas positifs la ñu am tey ci àllarba bi fan wu njëkk ci weeru juillet 114 cas contact ak 17 cas issus de la transmission communautaire. ba tey nag ci wàllu woowu lu tolloog 4 nouveaux décès la ñu amaat liés à la Covid-19. hôpital bu Tivaouane 5 sages-femmes ak benn aide-soignante la ñu testé positif ci coronavirus. fin du couvre-feu takk der yi joxe nañ lim bi nga xamante ne moom la ñu teg loxo ci ay nit ci couvre-feu bi ak état d'urgence bi bu ngeen taaxirloo rek ñu digtal leen ko. mbokki internet yi poñ yangook ñu dikk ak yéen ci jukkali comme ni ñu ko waxee war na ca ndoxtee li dañuy tàmbalee xibaar ak mbiri coronavirus fii ci Sénégal tey ci àllarba bi fan wi njëkk ci weeru juillet sur 907 tests yi nga xamante ne moom la ñu amal 132 cas ñoo ñëwaat positif soit un taux de positivité de 14,6%. cas positif yooyu nag ñu séddalee ko comme nii 114 cas contact suivi la ñu am un cas importé bu ñu enregistré fële ci aéroport international Blaise Diagne AIBD 17 cas issus de la transmission communautaire sañtuñ ko gis nag mooy Touba am ci 5 Guédiawaye 2 Kër Massar 1 Yeumbeul 1 Mamel 1 Yaraax ak Grand Yoff ak Plateau ak Fass bu ci nekk am ci 1 Liberté am ci 1 Wakam ak Ziguinchor itam bu nekk am ci 1 ñu am nag lu toll ak 114 patients ñu hospitalisé woon ñu mujj leen contrôlé négatif et donc déclaré guéri 35 cas graves yi nga xamante ne ñu ngi leen di prendre en charge du service de réanimation yi ak lu toll ak 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ñu enregistré ko nag démb ci talaata bi ci suñuy structure sanitaire. xibaar boobu nag ñu ngi ko joxee tey ci àllarba bi ki ko xamle rek di El Hadj Mamadou Ndiaye nekk directeur de la prévention au ministère de la santé et de l'action sociale loolu nag di wane rek ne nombre de morts yi fii ci Sénégal mu ngi gën a 10 à ce jour nag ñu am lu toll ak 6925 cas yu déclarés positifs donc 4545 guéris 116 décès ak 2263 patients sous traitement. hôpital bu Tivaouane lu tollook 5 sages-femmes ak benn aide-soignante la ñu testé positif au coronavirus ki nga xam ne nag moom moo joxe information boobu ci page Facebook am la ko joxe direct la présidente de l'association des sages-femmes d'État du Sénégal di wuyu turu Ndeye Bigué Bambodj. situation boobu nag tax na ba tey ñu tëj li nga xamante ne ni moom mooy maternité établissement de santé boobile. dañu desandi nag ba tey ci mbiri coronavirus fële ca prison bu Diourbel ab prisonnier bi ñu testé woon positif moo mujjee rek wàllu tollook 8 ci ay nit. situation boobu nag jur ab njàqare fële ca maison d'arrêt et de correction bu Diourbel ndax it nag 8 ci ay nit yi nga xam ne dañoo laale woon ak prisonnier 59 ans bu ñu déclaré woon positif à la Covid-19 ñu mujjoon ko yóbbu nag fële ca centre de traitement épidémiologique bu hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba daanaka 8 personnes yooyu yëpp defar nañ leen test mu ñëwaat rek positif 8 personnes yooyu nag 7 détenus la ak majoru infirmerie bu prison boobule. xew-xew bu tiis nag amatina te rek mooy ki nga xamante ni ñu ngi koy woy ci turu Ousmane Sow Huchard tolloo na ci 78 ans moo rek dëddu moom nag bëri na woon loolu ay fonction ñu mën cee lim anthropologue muséologue musicologue critique d'art ak chercheur moom nag mi ngi génn àdduna niki démb ci guddi ci boori minuit ci benn clinique u Dakar ñu fàttali rek ne kii di Ousmane Sow Huchard alias Soleya Mama niki le 3 juin 2007 lañu ko defoon député à l'Assemblée nationale du Sénégal mu mujjee nekk nag conseiller municipal à la commune de Ziguinchor nekkoon itam militant écologiste bu actif ci rassemblement des écologistes du Sénégal ñu dippee leen les Verts. ba tey nag ci mbiri jaar-jaaram moom Soleya Mama ñu fàttali rek ne nekkoon jury ci Oscar des vacances doon ko def rek ak ki nga xamante ne nii moom mooy Aziz Samb ci diirug 20 ans di ko ñaanal rek suuf sedd ci kawam. couvre-feu bi ak état d'urgence bi dakk na takk der yi nag mujj nañu publier lim bi nga xamante ne nii moom la ñu teg
loxo ci ay nit mu mel ni rek ci wàllu dem ak dikk bi di transport lu toll 15600 personnes la ñu interpellé lu toll nag 425 nit aussi ñu déféré leen pour non respect du couvre-feu violation itam sur le transport interurbain am na ñu ci teg loxo lu toll ak 128 ci ay personnes la ñu rek mujjee itam teg loxo ci wàllu woowu bu delloo nag ci wàllu ko oto yu ñu jàpp ñu mun cee lim rek 30 035 oto ak it nag lu tollook 2180 moto yi nga xamante ne nii itam jàpp nañu leen bu delloo itam ci limitation du nombre de passagers yi nga xamante ne nii joxe woon nañu ndigali ci oto yi foofu itam am na ñoo xamante ne woon tënkuñu woon ci ndogal loolu ba tax na nag takk der yi teg nañu loxo lu tollook 1200 pièces d'identité pour surnombre de passagers ak non respect du port du masque ñu daal di ñëw ak yéen nag ak vie carcérale ki nga xamante ne moom mooy Abdou Karim Gueye ak ki nga xamante ne moom mooy Luc Nicolaï le directeur de l'administration pénitentiaire ginnaaw bañ ko invité ci ab émission fële ca Walfadjri moom nag ñëwaat na ci yenn points yi nga xamante ni bëri na woon lool luñ koy waxtaanee ci yenn médias yi ndax it nag boo seetloo ki nga xamante ne moom mooy Abdou Karim Gueye ñu gën koo xam ci Karim Xurum Xaq bañ koy delloo rek fële ca prison fekkoon na rek wér-gu-yaramam daal di woon sutante waaye ki nga xamante ne moom mooy directeur de l'administration pénitentiaire boobu lay wax na rek ki nga xamante ne ni moom mooy Abdou Karim évacué nañ ko woon fële ca pavillon spécial ginnaaw ba mu demee fële ca Cap Manuel lim xamle waat nag ci wàllu woowu rek mooy dossier médical dafa confidentiel waaye ñu jàpp rek que ne kii di Abdou Karim Gueye ñu ngi koy traité bu baax fële ca pavillon spécial bi bu delloo nag ci wàllu ki nga xamante ne moom mooy Luc Nicolaï nekk ab promoteur ñëw na itam ci supposé grève de la faim bi nga xamante ne ni moom la tàmbali woon ki nga xamante ne nag moom mooy directeur de l'administration pénitentiaire boobu nag li muy ñaawlu rek mooy amalgame yi nga xamante ne moom la ñu def ci wàllu woowu ndax it jàpp na ne nit ñi dañoo war a dakkal li nga xamante ne moom mooy le fait ñu attardé wu ci ay détails Abdoulaye Diouf Sarr nekk joriñ bi ñu dénk wàllug wér-gu-yaram joxe na ay xalaatam ci li nga xamante ne moom la Moustapha Cissé Lo waxoon daal di rek ne kii di Abdoulaye Diouf Sarr dañoo war a tekki ndombal tànkam ndax daanaka amul ak xarañte pour gérer li nga xamante ne moom mooy Covid-19 bile. moom nag Abdoulaye Diouf Sarr li mu xamle ci wàllu woowu rek mooy rek du tontu ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Cissé Lo ndax daanaka bu ko defee dina bett askanuk Sénégal te sax dañ koo xaarandiwul benn yoon pour muy yëkkati ay tontu. di ko jëmale ci kàddu yi nga xamante ne moom le vice-président assemblée nationale daal di yëkkati jëmale ko ci moom ministre Abdoulaye Diouf Sarr nag li mu daanalee ay kàddoom rek mooy que ni dafa respecté askanu Sénégal ak respecté nombre tànk bi nga xamante ne moom la ñu ko jox ba tax na rek tey du tontu ci kàddu yooyu le et puis problème Pawlish Mbaye ak ki nga xamante ne moom mooy Fifi nekk animatrice Diaspora 221 situation bi mujjee na décanté wu ginnaaw bi nga xamante ne kii di Fifi ba ñu ko invité laaj ko ana lan moo tax mu laaj Pawlish question bi nga xamante ne ni moo tax mu daal di rek déraper daal di koy dóor wax nañu rek dafa dégg yenn ci ay nit yoo xamante ne dañ doon jiiñ ki nga xamante ne moom mooy Pawlish ab borom ñaari tur mu bëggoon ko rek jox ab occasion ngir rek mu leeralal askan wi. ci wàllu woowu waaye daanaka rek ki nga xamante ne moom mooy Pawlish comprendre woon benn yoon sensu question boobu ba tax na nag ñoom ñaar ñu mujjee àgg ci ay dóorante waaye jamono ji nag situation bi décanté wu na ndax bu ñu seetloo ki nga xamante ne moom mooy Pawlish Mbaye mujjee naa rek demander pardon ki nga xamante ne moom mooy Fifi de même aussi ki nga xamante ne moom mooy Fifi nekk animatrice fële ca Diaspora 221 moom itam daal dina jéggal ki nga xamante ne moom mooy Pawlish waaye itam di ko jéggalu ci malentendu boobule nga xamante ne ni ñoom ñaar moo leen jote woon. ci ñu mu jàppee dof peut-être te ay nit normal lañ ñoom ñëpp moo ko jiiñ borom ñaari tur dama correct ba ma ko koy laaj ma ne ko Pawlish am na ñi lay wax ne da nga bokk ci borom ñaari tur yi loolu boo koy dégg lan la lay def Yacine lii mooy question bi loolu boo koy dégg lan la lay def man loolu mu koy def laa soxla woon. mais pas pour mu wax ma ndax borom ñaari tur la war a du borom ñaari tur mais dama ne ko nit yi dañ lay wax lii loolu boo koy dégg lan la lay def te question boobu bu ko posé woon amoon na beneen question boo xamante ni moo nekk suite bi donc man ñëw ma pour vexer ko parce que man du ma vexer sama invité. jërëjëf mbokki internet yi xibaar yi noonu la toll tey cant ak ngërëm ñenn leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje ëllëg jërë ngeen jëf.